lambaay yaa ngi lambaay randu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal. jërëjëf mbokk téléspectateur yu Bantamba TV mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di amal mbégte ak contentement bu mag nag teew fii tey fi ñu teew nag moom duñ leen ko sax wax yaakaar naa ne bu ngeen gisee ki nga xamante ni moom laa jàkkaar lool ki nga xam ne moom laa toogal di ngeen xam tey kan la ñu seet si tey peut-être mën nañ ko fekk ci beneen bërëb wala mën nañ ko fekk ci bërëb bi muy yeewoo waaye tey dañu seet si koo xamante ni un grand champion le 3e tigre de Fass ki nga xamante ni moom moo doon Mbaye Guèye ki doon Maam Góor gi ki nga xamante ni moom moo doon Moustapha Guèye le tigre de Fass tey kooku la ñu seet si nga xamante ni moom it bay na waaram ci làmb ji bu baax a baax a baax a baax nekk nag président association nationale des lutteurs gan gi ma seet si tey ndax ba léegi mi ngi yëngu ci làmb wala léegi politique bee ko gën a ñor yooyu yëpp dinañ ci xuus man ak moom ma bàyyi leen mu nuyoo ak yéen Gris Bordeaux maa ngi lay nuyu. mon ami mon frère. a'uuzu billahi samii alim min ash-shaytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. mon ami mon frère ñu ngi lay ziar di am contentement de la dalal fii ci Mbao. di am plaisir jàkkaarloog auditeur Bantamba TV yëpp. fu ne song nga mu fa. xam naa dama naan boo doon mbër. bu jël sa avance ni moom day nekk du nelaw quoi façon marquage à la kilote bi ne teg nga ma ko. mais nag du woon dara nag jot rek xam nga léegi moom. da ngay bëri ci yooyu nekk yoo xam ne parfois jot bi moo lay tënk. am na sa ay confrères yoo xam ne bu ñu ma gisee nii ak émission bi nañ mer. parce que yàgg nañ bëgg lu mel nii mais nag nañu comprendre rek. xam ne nag yow t'es mon frère. loolu la yàlla dogal. waaw loolu la yàlla dogal mais lan maa ngi am contentement dalal la fii ci Mbao. xam nga man ak yow suñu émission day tegu ci temps quoi parce que nante nga. xam nga. yaa ma doon waaw mais daal maa ngi lay ziar lu bëri di am contentement di nuyu auditeurs Bantamba TV yëpp rawatina nag le monde de la lutte. xam nga di nuyu xam nga monde ñuy yëngu ci làmb yëpp rawatina association nationale des lutteurs du Sénégal. di nuyu sumay dirigeants au niveau de Fass mon président Abbas Ndoye et tous les dirigeants foofu ci suñu entraîneur Amadou Kati Diop ak ñoom Mbaye Cissé xam nga coach Seck xam nga dirigeant yëpp boo yi fa nekk yëpp am combat xam nga ñoom Serigne Ndiaye ñoom Gris 2 ñoom xam nga boo yi fa am combat Papa Ndoye xam nga boo yi fa nekk yëpp am combat maa ngi ñaanal yàlla may leen ndam ci seen combat yooyu booy yi nga xam ne amaguñu combat yàlla may leen combat di nuyu tout xam nga ahlu làmb yëpp ménagères yeeg parce que làmb dafa yaatu ginnaaw su ma nuyu mbër yëpp di nuyu association nationale des lutteurs du Sénégal di nuyu gars yi fa nekk sama bureau baak yëpp di nuyu gars yëpp mais Gris fan laa la fekk nii mais Gris làmb nag fay na nag ci naka non làmbam na xaalis làmb non làmb moom liggéey bu métti la de mais liggéey bu metti la dëgg la. parce que làmb la waykat ba woyoon ne mbër lu mu ko fay jar na ko rek dëgg la mais làmb am na xaalis Gris. waaw tax nga ne am na xaalis wala Gris Bordeaux am na xaalis. mais Gris moom mu ngi sant yàlla. wala Gris dafa nekk ci leneen lu bokkut ak làmb wala. non mais wala Gris lu mu am làmb ko may. Gris moom lu mu am làmb moo ko may. waaw mais am na yeneen affaire yu may def yoo xam ne làmb parce que des fois moom bu ma jëloon mu concentré woon à 100% ci làmb parce que man bokk naa mbër yi ëpp lu mu def année blanche man ay année blanche 2 ans ay année blanche 1 an ay man bokk naa ci mbër yi ëpp année blanche. mais lu waral loolu année blanche. non c'est pas par làmb ji moo dem benn période mu stagné. làmb depuis 10 ans làmb fonctionné tout. waaw bien avant pandémie bi. waaw xam parce que làmb 2010. làmb claf temps yi claf am làmb sàjj na sàjj koo xam ne da ngay xool promoteur yi sax dañ koy jël parfois ay jours ouvrables ay mercredi calendrier bi chargé mu nga xam ne làmb am benn niveau boo xam ne parce que làmb xam nga léegi boo xoolee tey boo bëree tey balaa ngaa bëriti xam nga
xam ne làmb am na benn recul bu mag a mag bu mu def. bien avant que léegi nag après pandémie bi ñëw. gën koo nasaxal mais bien avant que pandémie bi ñëw làmb doxatul. mais làmb Gris Bordeaux Bombardier boobu làmb mi ngi fay mi ngi wax dëgg. boobu làmb maa ngi fay. boobu làmb Gris Bordeaux Eumeu Sène bokk na ci combat yi gën a métti ci sa combat yi bokk ci combat yi gën a neex ci combat yi. Gris Bordeaux Tyson Junior Gris Bordeaux Antoine Bakhoum. Gris Bordeaux Lac de Guiers numéro 1. Gris Bordeaux Mbaye Dione Gris Bordeaux Eumeu Sène bu njëkk ba ak aller retour bi. Gris Bordeaux Antoine Bakhoum. xam nga. Gris Bordeaux Modou Lo Gris Bordeaux Balla Gaye 2. Gris Bordeaux Yaxya Diop Gris Bordeaux Tyson xam nga mu nekk ay combat yoo xam ne événement moom xam nga da ngay parfois da ngay toog sa xel bi nekk si yenn événement yi nga xam ne làmb wax dëgg yàlla état bi war na ci def ay efforts yu mag a mag pour mu dellu fa mu nekkoon. parce que dafa nekk benn facteur de développement ci dëkk bi boo xam ne tey su ko état saytu woon dëggantaan parce que benn sport. làmb sport la ci biir sport yi boo xam ne tey li muy drainer ci ful amul benn sport ci Sénégal boo koy drainer li muy apaiser ci ay tension parce que tamit dëkk bi tey parfois day toll ci jamono joo xam ne day metti gis nga le chômage des jeunes gis xam nga am lu bari lu doxul ci dëkk bi xam nga jafe-jafe yi nga gis employé des jeunes gars yi booy yi nga gis ñoo xam ne day nekk ay bachelier ñoo xam ne dañuy am ay master 2 am ay diplôme toog gisuñu luñ def xam nga gis booy yoo xam ne amuñu xëy dëkk bi metti mais làmb dafa nekk benn sport boo xam ne day apaiser nerfs yi parce que sport la boo xam ne jàng wutuwuñ ko fenn fii la del xool yenn calendrier bu chargé trop làmb dafa nekk sport boo xam ne dañ koy commenter avant et après te loolu daf lay yóbbu ci benn niveau boo xam ne tey dina tax nga fàtte lu bari. parce que amour làmb ñi ko bëgg Sénégal moo ëpp fuuf ñi nga xam ne intéressé làmb presque 20% des Sénégalais la intéressé wul. xam nga làmb mooy sport boo xam ne même les xalif généraux làmb mooy seen sport. suñu nitu yàlla yi. boolu amul benn sport bu leen intéressé loolu làmb parce que làmb ci njàmbaar da ciy feeñ te làmb dafa nekk dafa boole ñaar dafa boole aspect sportif ak aspect culturel xam nga culture la culture bi xam nga parce que am na ñu bëri culture bee leen intéressé parce que tubaab bi tey boo ko jëli woon tey tubaab bu fi ñëwoon tey gan xamul lu intéressé li nga xam ne les présidents les plus puissants au monde da leen intéressé le président Poutine Barack Obama bi fi ñëwee dafa ne woon bi ñu fi ñëwee dañ ne woon bu ñu sañoon làmb la ñuy fekkee mu am loolu tey état war na ci def ay effort yu méttee métti parce que tey dafa dañu macha allah am na mbër yoo xam ne tey fi may wax yow nag nii seen àddina yëpp defatuñ ko ci làmb parce que dañoo désespéré boo gisee booy yu bëri jaar nii par la voie am na ñoo xam ne dañu voyager légalement am na ñoo xam ne dañu voyager illégalement. am na boo yoo xam ne ci géej gi lañ jaar. te c'était des champions nekkoon mbër. am na si ñoo xam ne maanaam li yàlla def gënul. mais loolu tey boo gisee mooy métier bi moo sooxe. te état nag war si def ay efforts. état war di subventionner la lutte. parce que tey un promoteur bi nga xam ne tey dafa nekk privé la. yow bu la neexee suba nga nekk promoteur. soo daanoo bu la neexee doo tëgg. état dafa war a di jël benn 5 milliards ou 10 milliards di ko injecté làmb jox ko CNG wala mu jox ko benn kuréel boo xam ne tey làmb day nekk champ parce que làmb tey pour mu dox il faut que ñu dem vers une fédération. Gris moom laa doon wax. làmb tant que demuñu ci fédération. làmb mënul dox. mënul dox parce que ñiy gagné rek ñooy gagné. ñiy gagné rek ñooy gagné. mais làmb bu nekkee fédération day am ay catégorie de poids. te làmb pour ñu fédération. outils yi ñu war a am pour def ko fédération c'est comme bonjour ñëpp ci gagné mu nekk championnat état bi impliqué wu ci def ci subventionné ko. def ci xaalis di ci gagné état bu organisé woon làmb moom sax da ciy gis boppam. parce que day nekk ay championnat nekk ay catégorie comprendre nga bu ko defee làmb ñëpp di ci gis seen bopp mais làmb presque benn groupe moo ci gis seen bopp. depuis des années
léegi nag ñi si nekk dañuy perte espoir. te ay un jeune qui pèse plus de 130 kilos 140 kilos. gëmul lu dul làmb. pour moom la war a mi ngi rêvé ci àddinaam mel ni Tyson ou Yékini ou Balla Gaye xam nga tey bu demee ba yaakaar boobu tas seytaane mën na koo noot ba mu dugg ci li mu war a dugg. mooy wane tey parfois nga gis nga perte espoir ci li ngay def toll li nga war a toll. mën ko dem di ko lijjantee beneen façon. te loolu te les lutteurs sont des milliers et quelques. kon nag état bi du Sénégal il faut mu góorgóorlu ci làmb. il faut mu góorgóorlu ci làmb moom laa doon wax démb rek maa ngi waxtaan ak Pala ci Bantamba TV ci direct bi may def ma ne ko làmb dafa bëri woon ay xale yoo xamante ne ay espoir lañ ci làmb yaakaaroon leen mais dañoo dem ba amatuñu benn espoir. boo yëpp tukki tax ñu jóge fi dem. ñëpp bitim réew. ñëpp tukki nañ. su ma mun naa la limal Mambar la numéro 2 champion la. Dumbul ah jëf jël. et tant d'autres. non boo doon lim fi doo jeex. ñii ñu ngi Amérique ñii ñu ngi non dem ñi ñëpp dama la bu ma man je suis en train de recenser les lutteurs yi nga xam ne dañu amoon c'était des espoirs. ñu voyager. maa ngi koy recenser mais le nombre bi ñu yegg sont plus de 60 et quelques. les lutteurs yoo xam ne talentueux. yoo xam ne tey yaakaar ñun tey bu fi génération bi jógee ñoom la woon. mais dañ perte espoir ñëpp ngi voyager. Dumbul su ma jarbaat la. man maamam laa parce que maam bi jur yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay. Dumbul bi muy voyager dina man ndijaay man ba ma xamoon ndijaay man baa demee du. baa demee du ma dellu si. man ko jarbaat lu tax mun mooy lamb wóorul. barke Xalifa Maalik noonu la ma ko waxee. te ku daan neexal lamb ngi noonu. non booy bu saf xorom. bëri bëri moo njëkk indi clavier ci biir stade. non dégg lu ma la wax. man nijaayam laa. comprends loolu luñ bokk man ak moom. xam nga tey booy ba xam nga amoon na avenir ci làmb. parce que combat yi neex mën na neex am xorom saf. xorom bëri bayre bu tuusee rek nga. waa ndëngaan ñi ngi koy jooy. xam nga da doon neexal koñ ba. xam nga. mais tey dem na ba benn instant làmb dalatul xelam. te booy boobu nu mu amee avenir. mais tey actuellement nii voyagé na. tekki rek la bëgg dimbali ay waajuram macha allah ma nga fa nekk di liggéey. di yónnee parce que tamit loolu la rek. soo laalee fii baaxul parce que làmb buñ ko organiser woon comme il faut boo yooyu duñ dem. xam nga ay fëgg la. ay fëgg la. ay am na yeneen booy c'est des centaines. xam nga ñooñu tey mais am na ci ñoo xam ne tey dañu jaar ci gàll gi. ci gaal yi lañ jaar am na ñoo xam ne yegg na am na ñoo xam ne yegguñu. kon il faut que état bi def ay effort organiser làmb ji yóbbu ko vers une fédération. fédération rek moo mën a redresser làmb bu ñu demul fédération sama diggante te maa nga làmb dafa bëri ay mafia. am na boo yoo xam ne bu ñu nekkul ci système bi du ñu bëri. am na boo yoo xam ne il faut que ñu nangu yoo xam ne am na ci boo yoo xam ne dañu am fulla am personnalité dara du leen mar naan du leen tax a naan petite. du ñu nangu ñu leen di defaloo am na boo yu bëri yoo xam ne dañ leen di dañuy nangu sax lu ñu bëggul nangu pour bëri. xam nga rabaisser seen bopp. parce que làmb dafa am benn mafia bu nekk ci làmb boo xam ne tey bokk na ci lu leen yàq làmb booy parfois dañ leen di jox ay talon billet xam nga du leen fay xaalis liquide te yooyu c'est des choses yu am ci làmb ji y a beaucoup de choses yoo xam ne tey dafa nekk ci biir làmb tilimal làmb yàq làmb complètement te loolu ñu nekk ci làmb yoo xam nañ ko booy dañ koy jooy man booy yu mbër yu ndaw yi dañ may jooytu di ñëw ci man di ma wax ama giri da ngay bëree parce que doo ko mën a signaler doo ko mën a wax ci kaw boo ko waxee ci kaw ñu guerre la suba nga ñëw bëgg ñëw combat ñu ne da ngay wax xam nga un promoteur am na c'est pas promoteur yëpp waaye am na promoteur yoo xam du ñu fay booy bi du ñu fay mbër yi liquide talon bi lañ lay jël jox la ko nan ngay fayee bi xam nga gis un ménager boo xam ne tey il travaille avec le CNG il travaille avec le lutteur ménager nga nekk ménager mbër bi bokk CNG di liggéey ak promoteur bi ménager bu ne fépp est-ce que comprends nga un ménager boo xam ne presque 90% des lutteurs moo ko yor. est-ce que lamb nanguwul loolu. loolu je te donne l'exemple de Fass écurie Fass c'est l'écurie le plus structuré parce que am na loo xam ne dañ koy anticiper parce que man écurie Fass bi ñu nee ménager 2 ménagers la ñu am Ibrahima Mbaye Khalifa Dia Cheikh Ndiaye la bokkoon na ci. mais bàyyi na dañ ne un ménager bi nga xam ne day ménager écurie Fass mbëru Fass rek lay ménager mënu ménager beneen écurie mais loolu
il faut ñu xaar ba Fass def ko beneen keneen di ko def loolu CNG sax moo ko waroon forcer les ménagers loolu lu CNG la warul sax ay fay parce que parfois mbër bi du am choix day xool ménager bi nekk devant la scène ménager bi nga xam ne tey dafa am collaboration avec les promoteurs mu ne kii tey bu ma ko joxee sama licence dina ma dimbali ma bëri mais ménager bu nekk da nga waroon yem ci benn équipe loolu bokk na ci lu yàq làmb ménager bi nga xam ne ba nga bokk CNG ménager presque mbëru Sénégal gi yëpp bi yow benn ménager yàlla ménager bokk CNG di ménager mbër bi di liggéey promoteur bi. mais est-ce que loolu yàggul ci làmb. mais dafa jaaduwul dafa normalul ça ne veut pas dire que mbir dafa yàgg ci làmb ji baax na déedéet làmb ji ni ñu ci war a defar dafa bari lu yàgg rek ñu bàyyi ko ci noonu rek ñu ko fa bàyyi moo tax mu yàqu ménager bu nekk ci benn écurie nga war a yem loolu CNG moo ko war a def décret écurie Fass amul benn ménager bu am fit dañ lay dàq écurie Fass rek mooy écurie bi nga xam ne ménager ya fa nekk mbëru écurie ba rek la ñuy ménager nan nga mën a bokkee ñaar ñoo xam ne du ñu laalante nga ménager jël mbër yi jël 5 mbër fii jël 5 mbër fii ñaari mbëri bu ñu dajee nga war a jël benn ménager na ko signalement à place gi diw loolu xel nangu na loolu jaaduwul même bu amee tamit jaaduwul te loolu CNG war na ci wax dindi ko. mais loolu faute bi ci kan la. CNG loolu CNG lu mu bëgg dindi ko CNG. non lu ma dafa ñu ngi def ay effort nag di sensibiliser gars yi di leen woo di waxtaan ak ñoom. bërki dem def nañ séminaire de 2 jours yoo xam ne tey xam nga maa ngi nuyu le président Bira Sène et son équipe. parce que ñun loolu la ñu doon jooy ñun bëri. ñun dañuy jékki-jékki rek dégg ay règlement yoo xam ne presque règle 90% règlement buy kuttu boppu mbëri la. ñu koy kaas ñu naan yëguñu tin loolu yëg j'espère que bi mu toogee ak équipe am dégg na loolu. moo tax mu wooñu parce que ñun ñooy acteurs principaux yi fi ñun ñooy bëre. yow làmb da ngaa mën a wax te mën a wax mbër ñun ñooy les acteurs les plus importants ci làmb. xam nga la nag bi mu amee esprit boobu. comme woo ma ànd ak suma ay collaborateurs ak suma secrétaire général ñu échanger ñun li nga xam ne tey mën na jur ay yàqu-yàqu ci làmb ñu wax ko mu tenir ci compte j'espère que règlement yi nga xam ne tey parce que tey mënoo teg ay règlement di ko tegal ay nit. tey loolu dafa am importance séminaire bi ñu defoon fële bërki fan yii yëpp ca fële arène nationale. CNG le président Bira Sène ñu ngi koy nuyu de passage. parce que tamit bon am na savoir écoute. parce que mbooloo ba lañ jiitee lu toll ni làmb. ba pare ko bëgg làmb la nag. ah non parce que dimanche bu jot boo ñëwee stade fekk ko. non loolu lañ soxla. boo gisee ñun bëri ay temps ñu nekkoon fii di déplorer yu bari. parce que amuñu woon ñun bari yuñ doon yoo xam ne da doon am te duñu yëg duñu fekkee. te mënoo jiite ay nit ba pare te di nas di nocci loo xam ne duñu yëg te ñun c'est nous les acteurs. nekk moom na comprendre teel na comprendre lool. moo tax barke fan yi la ñu convoqué fan yi nasee fan yi noccee joxe ñu ay réflexion parce que ñun li ñuy xam ci ñun làmb ku fi mënti nekk ëllëg buñ la jàppale suñu bopp lañuy jàppale parce que làmb bu yàqu kan moo ciy perte. mbër yi njëkk gën a perte. kon ñun suñu obligation la pour ñu jàppale le président Bira Sène et son équipe. waxtaan joxe ay réflexion waxtaan ci moom na ko li ñu bind ci kayit dem tegal ko. teg ko ñun suñu mag yi suñu papa yi da ngay gis koo xam ne day ñëw làmb ñu téye ko ci bunt bi jaaduwul. CNG war na utal ay badge les anciens pour que ci ñëw làmb parce que ñooñu il faut nga cërale leen. boo demee ci sport boo demee ci football bi ay Sega Sakho ay ñooñu tey dañ leen di sargal. tatagal leen suñu papa yi gis ñoo xam ne ils ont beaucoup fait pour la lutte bu ñu demee làmb parfois promoteur bi téye leen ci bunt bi jaaduwul. d'après lu xam nga dootuñu bëri parce que yàlla dogal na ni léegi ay vrai gain ngeen. non dëkkandoo la. mais yàq ngeen lu doy waar loo xam ni gis nga combat boobu noonu. non combat bu doy waar. maanaam 1-1. gars yi waroon leeral. xool ba xam 2-1 dina am. mais dama sa gaañ la kay dama wax ak moom. sa gaañ la dama wax ak moom. déedéet lu may wax ak moom. lu ma ci man de xam nga moom mënatuñu bëre moom. lu tax. mais dañu dëkk. da ngeen a bokk écurie. ñoo bokkuñu écurie.
c'est mon frère. yow yaa ne maa moom bu ñu doon bëree léegi. yow fi mu ne da ngay dox ci liy yàq làmb nga di ko dindi di ko teg. mais lan la. mais est-ce que xam nga ni combat yooyu noonu. li gën a yàq làmb ci la bokk. ay combat jànk yoo xam ni. mais bëri nañ ba pare li ñuy bëre maax moom léegi lu ñu. yaa ne maanaam moom bu ñu doon bëre bi muy def. yaa ne 1-1 di. waaw 1 mat doyul. 1 doyul. déedéet dafa waroon am leeral. ngeen yóbbaale ko. bu ma doon bëre ak moom tey. bu ma doon bëre ak moom sama fils bii. sama taaw bi moom lay faral. te damay am problème. Mohamed waaw. mais loolu en tout cas loolu moom njar déem la. da ngay gis les grands sportifs nekk ay gayen ay Joe Frazier ak ay Forman ay yooyu dañu nekk ay gayen dem dóorante bay bëgg dee xëy ku ne dem hôpital yeewu nekk ay gayen xam nga loolu lu possible loolu mais tey ñun amuñu mentalité sportif comprendre comme ni muy boole ci tubaab waaw li muy boole ñu bëree ba pare yow nga war a ma añ invité añ ma daan ma wala nga daan ma ñu ñëw invité añ yooyu après ñu xool leneen mais dañ koy topp ba mu xam nga Sénégal bëriwul sportif te ba pare mbër yi ñi leen di staff ñi leen di jege bariwu ci ay ñu am ay mentalité sportif parfois mbër du am benn problème parfois mbër bu am benn mentalité bu baax mais parfois ñi koy jege ñooy nekk ay nit yu yéeme parfois doo am sax yenn xalaat yi mais parfois ñoo lay defloo yoo xam ne tey nii yóbbu la ci benn niveau boo xam ne yenn façon de faire yoo xam ne parfois après da nga naan ni c'est pas possible mais mbër yi genn wa 90% yëpp ay taalibe lañ mais li olof naan buur aayul daggee aay parfois ñi lay yàqal sax dañ lay jege di def affaire yoo xam ne santoo leen ko ndax xër ndax ñàkk comprendre mais mbër dëgg ndaanaan la xam nga mais parfois da ngay am staff boo xam ne tey bu yenn boy di def ay conneries yoo xam ne yëgoo tinoo santoo leen ko sax boo ko yëgoon sax duñ ko def mais dañ koy def parce que dañu la bëgg xam nga santoo leen ko dañ koy def parce que dañoo bëgg a ndam parce que dañu yaakaar ne mooy solution bi door ko du noonu bu weesoo làmb avant làmb lenn sport la te sport dafa war a luy nekk luy defar warul nekk lenn lu yàq. élection locale li ma war en tant que mbër yow en tant que présentateur télé en tant que musicien domaine boo mënti nekk bu élection locale amee nga dëkk ca quartier ba droit bi citoyen am ak ci looy yëngu dañ la war a dégg ca quartier ba man élection locale musuma daan na ñëw ba romb te duma ko mais dafa jeunesse bi léegi dañu comprendre dafa am koy jàppale waaw Cheikh Ahmed Tidiane Ba Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom ngay jàppale ci biir Médina mais man tey moo ma copté parce que en tant que leader parce que xam na parce que tey mooy li ma la wax rek dama am benn giri yi dafa am ñu nekk ci ginnaaw ay mbootaay ay sumay jigéen ay association yu nekk sama ginnaaw mbooloo mu takku bëggoon ma jàppale ci élection yi ma ñoom postulé bu ma demee ba benn instant Cheikh Ba woolu ma parce que tamit loolu ni ma woowee keneen ku ma woon nekk fa parti wala dara dama lay ñëw déglu la nga wax ma te bi may dem dama ànd ak samay ñooñ ànd ak sama parce que nekkul man rek mais vrai que man lañ jiital man maay leader bi mais nag awma lenn lu may def te du ma ko def par consensus te du ma waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal. je suis le président des lutteurs. chaque jour maa ngi nekk di xëy di xam nga maa ngi def teg ay projet maa ngi nekk ci xam nga jàppale teg bari na ay projet yu nekk en vue yoo xam ne nii bon ñu ci kanam suñu kanam. loolu delloo njukkal làmb la. mais nag du tere tamit sa gox quartier ba nga dëkk il faut nga fexe ba bokk ci instance dirigeante yi dafa am importance. en tant que président national des lutteurs sénégalais nga woote. biir arène nationale keroog la nga fa gis. bu matee 30 personnes ci la yem bi. te président national la ñu wax. des lutteurs sénégalais. lan moo waral loolu. non comme li dafa am lu ci ñuul wala. non parce que mooy li ma lay wax rek dans toute chose loo gis ci àddina rek. boo ko porté xam les 100 000 logements. c'est pas seulement les lutteurs c'est Sénégal yëpp. région yëpp ci lañ bokk. dañ ko séddale ci région yëpp. man sama devoir la ma organiser wu. da ngeen ci am quota yéen. waaw ak lu lamb man dafa jaadu parce que association yu bari dañu organiser wu dem def remplir seen fi dem jëbbal ko. man nag comme que je suis le président sama devoir la man xanaa yéene naa mbir yi ne Sénégal yëpp am kër.
mais su ma organisé wul mënu ma ko. mbëri ku mu ci neex bu la neexee nga dem ci plateforme bi directement mais tey boo organisé woo nga yor association looloo tax mu am doole képp kuy membre nga xëcc ko dugal ko ci biir remplir fichier dajale ko fa ngay jaar nag peut-être sa loxo am nga connaissance ci dëkk bi xam nga maa ngi ne mu defar fiche bi ba pare remplir dossier yëpp Matar Ba na ma booy dem ci ministre Seydou Sow ñooy ànd. boo demee nga jébbal ko mu xam nga mu signal la lépp. Matar Ba tudd nga sama xarit nag. am nga kooku c'est mon ami comprendre nga. dama ko fekk Fatick tuddee ko l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur. xam nga mu encouragé ma ci loolu. parce que tamit li tax ma gën ci li tax loo gis ci àddina rek parfois gars yi du ñu am problème personnel dañu am problème personnel avec la personne. am na gars yoo xam ne dañ lay jege te bëgguñu ku la tàccu. ku la félicitation loolu dafa am ci lépp. est-ce que comprendre nga. et loolu dañ koy comprendre àdduna moo demee noonu mais li am importance mooy fu projet nekk ci Sénégal fu projet nekk xam nga li projet état la. mais est-ce que du communication bi moo des. non dafa yéex sax dafa. parce que ñu bëri gëmuñu loolu quoi ay naxe lañ koy gëm. non loolu waruñu ko. ñu ci bëri boo waxee ñu ne la non élection yi bu jub see lu ne la lay proposer. non mais loolu est-ce que du communication bi moo des. non loolu du communication dafa bëri rek ñoo xam Sénégal moom bari na projet yu fi ñëw borom nit. mu naan pourtant dama ba ma ko yëgee bari na fi nee naa la am naa sama benn grand boo xam ne transporteur la. bi affaire tata yi amee. dañ ne ko da ngay joxe rapide ñu jox la tata dafa na ay naxe la. tey lu ne lay daj ci àddina pour am ci tata yi. mooy lu bëri li nga xam ne tey nit Sénégal léegi ay lépp tout est numérisé kenn mënutul nax kenn ku bëgg ñu nax la da ngaa bëgg ñu nax la dong. projet bi mbër moo bëgg a dox ci informel. mais man dafay jaadu ma gérer benn association ma organiser wu ma ni yéen naa mbëri loolu tey bu nekkoon lu ñuy yëkkati joxe ko mbëri laa ko yëkkati jox avant kenn ci am mbëri am ci sama devoir la ma organiser wu jël mbëri remplir ci fiche yi dugal leen ci liste bi dajal lépp daal di ko jaar fa may jaar nag peut-être sama connaissance ak sama engagement moo may permettre tey balaa kenn première am na ñu war a joxe le décembre am na ñu war a joxe mars balaa kenn du yéene naa ko mbëri balaa kenn di ci yéene naa mbër am kër parce que tey ñun dañuy nekk ay. est-ce que lu jiitu ngay woote fële ci arène nationale ñi ngi ci war a waxal ci ay mbëri ci say naataango wax nga ci ak ñoom. si sama naataango yi genn wàll gi dañu am ay combat lu communication tey soxlawul sax affaire bi parce que tey ñi dugg ci plateforme bi dafa bari. tey bu ñu amoon benn 50 personnes 50 mbër sax baax na woote wu ma parce que dama fa war a woo ñëpp. parce que proposition la ñi mu engagé xam nga am na loo xam ne lépp boo ko yëkkatee proposition la Gris def lii tey état moo ko teg mu nekk projet Sénégal gi yëpp man de je suis le président des lutteurs man la ñu jiital war naa teg ay jalons yu permettre mu yenn mbëri jaaree ko ci association bi ñi adhéré ak ñi adhéré wul suñu paree lu yëpp lay dem jébbal ko le ministre na ko ministre bi ñii kat sama njaboot lañ bokk balaa logement yi sama njaboot gi am na si ñoo xam ne làmb fayu leen te yéene naa leen kër loolu suma devoir la ku ci bokk ku ñëw sa bopp nga ñëwal soo ñëwulee soo gëmee xayrum ba am na ñoo xam duñu ay mbër te gëmuñu projet bi état balaa nga ko am loo koy looy proclamer bu la tegee ci yoon na boo jaaree fi am lii dafa loolu ba pare man c'est mon devoir ku ñëw ak ku ñëwul laa yemale bi yeneen projet yaa ngi fi yoo xam ne tey maa ngi ko nekk war a au niveau de avec le président régional de CMU Moustapha Mbeng di sama frère war naa signer ak moom convention 100% pour les lutteurs NCA assurance même chose et tant d'autres man daal sama devoir tey fu projet ne pour l'avenir des lutteurs nga jëli ko pour bien-être des lutteurs danaa ko jëli su ma ko jëlee teg ko ku mu concerne ñëwal ku mu concerne lu toogal ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi lay seetaan. waaw di jaar ñëpp ça a été un plaisir waaw xam nga nag toog ak yow di waxtaan dafa neex parce que nante nga. xam nga bàyyi bàll mbuub. noo def mu sànni ma mais keroog nag ni nga ñëwee ci ci fële ca. arène nationale non mu la gisee dama nag sa waay dañ ko mu xaddamal. ma nga mel ni que saa dañ ko seexal ak déguisement bi ak garaaw. mais ça a été un plaisir mon frère. yàgg nga bëgg ñu toog
mais du woon dara. lu jot yomb ah. yàlla moom xam nga ak jamono nu mu xatee. moo tax mais xam nga ni yow man ak yow. gagnant lay doon. dëgg la xam nga. di am contentement trop nga dalal ma fii. di nuyu spectateur Bantamba TV yëpp. surtout nag axlu làmb. kàddu yi nag xaw na dis ñun mais lépp loo xam ne njuumte la rek ngeen xam ni suñu matadi la. waaye nag jubluñ ci dara loolu parce que ñun yàllaa ñu nattoo ñuy wax te di 50 Cent di wax rek naan yàlla nañu yàlla musal ci accident làmmiñ. damay dégg mu koy wax. parce que wax moom. di wax nit ñi di la déglu. yàlla rek moo lay musal. yombul waaw parce que tamit wax moom da ngay ñaan yàlla wax yi ngay wax nopp yu koy dégg am dégg-dégg. xam nga dégg yu ñu wax xóot waaye wax yombul. moo tax dañ ciy muslu bu baax a baax lépp loo xam ne daal yëkk nañ ko fi kàddu mu nekk dëng rek suñu matadi la waaye jubluwuñ ci loolu. bu ñu sañoon dañuy yëkkati kàddu di wax ak doomu aadama yi. ñu koy yëg seen xol. parce que tamit loolu moo ñu war. parce que ay porteurs de voix la ñu jiital ñu ci kuréel yu bari. xam nga ñu porte voix wu ñu bari. xam nga moo tax parfois ni xam nga dañuy ñaan yàlla duñu musal ci accident làmmiñ di nuyu ahlu làmb yëpp di la nuyu di nuyu Bécaye Mbaye di nuyu waa 2STV yëpp di nuyu ahlu làmb yëpp di nuyu association nationale des lutteurs du Sénégal di nuyu écurie Fass mon président Abbas Ndoye et dirigeant yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu suma famille suma maman sumay sœur sumay soxna di nuyu ñëpp surtout mbaaw bi nga xam ne fi laa la dalalee di nuyu chef de village yi fi nekk ak association yi fi nekk yëpp di nuyu association ya nekk Médina yëpp xam nga nekk ci ginnaaw Cheikh Ba di ko jàppale pour que yàlla may ko ndam ci élection yi xam nga ñu ngi ci bu baax a baax di ñaanal yàlla sama candidat boobu di Cheikh Ahmed Tidiane Ba yàlla may ko ndam lu kawee njortam ci élection yi pour que nag parce que am na yéene ci Médina trop am na engagement te tamit bon damay wax ni njiit bay bàll gis nga njiit charisme daf ci am importance maanaam isile comprendre nga te loolu bu ko yàlla defee ci yow am nga chance wu gouverner lu ne ci àddina te loolu moo nekk ci Cheikh Ba mooy charisme ak personnalité man damay wax ni naan nit am na loo xam ne bu nekkee ci yow pour ànd ak yow du metti mooy bu ma du dégg nga politicien yi gars yi di wax nii mooy arrogance wax ju ñaaw man bi ma ko gisul ci moom rek laa ko ñeme parce que nee naa gars yi mën nga argumenter wax say baaxu ki nga àndal te doo xas kenn. te loolu en tout cas def katu lu baax la. waaw dégg lu ma la wax. ndax Kilimanjaro bi ñu koy sos. boobu fa la ma fekk. dégg lu ma la wax. daan nañu fekk foofu ci biir Kilimanjaro mais lu baax rek la. kooku lu baax rek la fa la. kooku li Médina yëpp noo ko yow wax Cheikh yaa ñu doy. c'est pas facile. parce que ba mu li muy def biir Médina mën naa la waata ci yàlla bu toogoon di ko argumenté. sama diggante yàlla da nga naan c'est pas possible. moo tax dañ koy ñaanal yàlla yaakaar lañu am ci moom te yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas. parce que Médina dafa nekk quartier boo xam ne bi ngay feete 100 ans yàggul moo jur quartier yi wër Ndakaaru yëpp. kon nag du ñu seetaan benn yoon. en tout cas jeunesse Médina nañu yeewu xam ne l'avenir des Médinois ci ñoom la ne. bu leen kenn piétiner bu leen kenn xoxtal bu kenn dugg seen maayin nañu xam ne Médina fi mu nekk nii actuellement nii jeunesse ba fa nekk ñoo war a engagé wu jël affaire yi jël ko teg ko ci loxo Cheikh Ba pour mu développer Médina jërëjëf. jaajëf Gris mbokku téléspectateurs yu Bantamba TV mbokk yi Gris Bordeaux laa seet si woon un grand champion waxoon naa leen ko ci départ bi tey ndaanaan laa fekk si. moom li mu wax rek mais nag franchement le plaisir est partagé. ma lambaay yaa ngi lambaay randu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal